seetaankat ëllëg média dal leen ak jàmm bi mooy seen numéro 2 émission l'invité d'honneur tey l'invité d'honneur fii ci Dagana lañ ko amal am comme invité le grand notable le grand responsable de l'APR le grand historien monsieur Doudou Diaw Bakhaw waxtaan nañ ci moom ay poñ yu bëri poñ bu si njëkk waxtaan nañu waxu santé waxtaan nañu aussi spécifiquement waxu vaccin bu bees bi ak waxu yenn njeexital la coronavirus bi am ci réew mi biñ ci jógee aussi wax nañ ci politique wax na ci ambition am wax na ci gis-gisam ci histoire Dagana wax na ci possibilité économique wax na aussi ci histoire buy lëmbee réew mi maanaam l'actualité politique et judiciaire. Merci. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. jàngeen jëf mbëkk seetaankat ëllëg média tey ñoo ngi am mbégte di dalal kàngam bu mag ci waalo boo xam ne kenn du ko présenté historien la ci benn wàll dinañ si ñëwaat notable la coutumier ak économiste monsieur Doudou Diaw Bakhaw ku xamam màcc ci wàllu wér-gu-yaram ku xam taarixa Sénégal ngir moom ak ñoom professeur Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ñoom ñoo bindaat woon histoire du Sénégal monsieur Doudou Diaw Bakhaw aussi am na xam-xam ci santé te xam naa dinañ ñëwaat ci santé bi parce que corona mi lombi réew mi moom dinañ ci gën a discuter te moom am na lu bëri loo xam ne mun nañ ci wax. enfin monsieur Doudou Diaw mun nañ ko tuddee un amoureux du waalo ku bëgg waalo la et un grand homme politique responsable de l'APR monsieur Doudou Diaw lan nga mën a yokk ci présentation bi. waaw balaa may wax dara ci présentation bi dama bëggoon d'abord nuyu auditeurs u ëllëg média yëpp di kontaan ci initiative locale bi parce que dañu am problème mooy que département Dagana mu nekk département ba nga xam ni économiquement parlant ci département yu jiitu ci Sénégal la ndax département ba nga xam ni mooy premier producteur suukar premier wala deuxième producteur tomate premier producteur ceeb fii la ndox buy jóge ci lac de Guiers di jaar di jox Dakar département boobu koom-koomam war nañ ciy waxtaan beneen bee tam mu nekk département ba nga xam ne mu di Waalo ba nga xam ni yaa ma doon wax waxu histoire ñëpp nangu ni cosaanu Sénégal fii la jóge cosaanu wolof yi kon nag béréb la ba nga xam ni mën nañ ci waxtaanu tey waxtaanu koom-koom waxtaanu économie ak waxtaanu cosaan et loolu nag laa doon wax di la wax nag ci sama présentation rek comme na nga ko waxee man historien traditionnel la kilifa aada laa ci Waalo mais en même temps nag économiste de la santé la j'ai un DS en économiste de la santé loolu sama métier nekkoon naa sax directeur hôpital avant may retraité fii ci Richard Toll. Diaw en tant que spécialiste de la santé te comme ni ñu ko xamee tey ça fait 1 an jour pour jour li fi corona bi ganesee ba léegi te depuis boobu ba léegi nit ñi ñoo ngi ànd ak tiitaange ak njàqare te suñu xoolee chiffres yu koy wane sax jar na tiit c'est-à-dire 34 832 cas déclarés 888 décès. Et parmi ces 888 décès, il y a des dizaines qui appartiennent au Waalo lan moo ci sa xalaat tey. waaw xam nga corona bi ci boppam dafa nekk benn opp ja nga xam ni mësul nekk opp ju yaatoo nii te yàgg nii yaatu mooy que amul benn réew ci àddina ba nga xam ne opp bi laalu la amul opp ja nga xam ni tënk na àddina ci at lëmm mais opp ji ci boppam naam opp la aspect santé la mais surtout. nattu la ba nga xam ne day indi ndóol ci réew mi ndóol gu muy indi gi yaa ngi wax 800 morts mais man ragal naa ni y a plus de 8000 10 fois plus de morts ya nga xam ni ñàkk gu corona bi indi 8000 morts yooyu ñàkk leen rey donc corona du opp ji sax mooy rey mais nii mu tënk réew mi nii mu indee ndóol ci réew mi nii mu demee ba nga xam ne doomu aadama ba nga xam ne dafa waroon xëy bés bu nekk wuti lu mu lekk dépense am mi ngi koy teg bés bu nekk amatu ko. kooku day dem ba ay défense immunitaire am day dem ba deñ day dem ba opp yàpp ko day dem ba opp bu làqoon ci moom ndax suuroon na opp jooju feeñ ndax dafa xiif ñooñu
mat na lu ëpp mat na lu 10 fois plus de morts que 800 yi donc corona ci boppam fléau nattu koom-koom la nattu ndóol la d'abord avant muy nekk feebar. ok yow mi di historien est-ce que yaa ngi fàttaliku benn feebar boo xam ne xewoon na fi comme ñu ngi tudd affaire peste par rapport suñ ko comparé ñaari feebar yi est-ce que ñaari mbas yi corona gënu ko yées. mais corona koom-koom la yàq mais feebar yu fi nekkoon yi ay peste ay junni nit la daan rey corona reyul sax 1000 personnes mais koom-koom bu mu yàq bi moom moo rey ay nit koom-koom boobu nit ñi nga xam ne amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu jënd seen garab amatuñu lu ñu fajoo amatuñu lu ñu lekk xiif boobu rey leen loolu la corona bi def mais peste amoon na fi variole amoon na fi te sax foofu laa jëm si mooy ñàkk bu ñuy wax bi mais ñàkk moo tax xuréet amatu fi ñàkk moo tax variole amatu fi ñàkk moo tax fièvre jaune amatu fi bu njëkk dëkk bi dafa doon ay fièvre ay pays ay fièvre jaune loolu yëpp ñàkk moo tax mu dañ fi beneen bee tam mais dañu xool xale bu nekk bu juddoo léegi avant muy juddu sax du ñuy commencé ñàkk yaayam ci tétanos xale bi juddu am na juróom-ñaari ñàkk yu ñuy def xale yi léegi ñëpp ci nangu juróom-ñaari ñàkk yëpp ñu ngi koy ñàkk donc ñàkk bi am na solo lool corona bi ñàkk bi rek moom moo koy mën dindi te bu boobaa da koy dindi nit ñi dem di jaay di dem di dikk ndax ñàkk boobu ëpp solo sax ëpp ji. ok jërëjëf doyen justement comme ni nga ko waxee ci ñàkk mi suñu xayma tey ci journée bi Sénégal 35 299 personnes vaccinées wu nañu yow sax ci nga bokk mbaa loolu dal na sa xel. waaw ñàkk bi ñoom du ñu am problème bu ñuy wax bi sax dégg naa ko ñuy wax ni way kilifa yi daal ñoo dem ñu leen di ñàkk ndax war a noonu fexe ba kilifa yi seen bopp sax bañ fab ñàkk bi jël ko mais bu njëkk du doon wax ni ñu bari dina wax ñàkkuwuma ndax damay nekk ba Macky Sall ñàkku am na fi sax benn maire mu nekk maireu Thiadiaye nee na moom du ñàkku ndax dafa bëggul ñàkku mais maireu Thiadiaye bi mu di yum moo war njëkk ñàkku pour waa Thiadiaye xam ni ñàkk bi baax na donc notable yu ñuy fab yi di leen ñàkk kooku pour dalal xelu nit ñi la pour nit ñi ñàkku mais léegi du ñuy wax ni kilifa yaa ngay jël ñàkk bi mais Richard Toll bu fa Thierno Yaya ñàkkoo Thierno Birane Ndiaye ñàkku fa maire dëkk ba ñàkku fa kilifa yëpp ñàkku fa loolu dana dalal xel nit ñi ñàkku. ok je vois yaa ngi doon wax maître Oumar Youm mais moom maître Oumar Youm nee na moom buggul en tant que autorité di njëkkee ñàkku ñu te ñeneen ñi ko gën a soxla nekk fi. waaw mais du ñu ni ko nag da ngay njëkk ñàkku pour dalal xel nit ñi pour ñooñu ñëw ñàkku. moom moo ci wut buzz. waaw Sénégal dalal na 200000 ca njëlbéen bi boobu vaccin Sinopharm mooy bu chinois bi démb dans le cadre de la politique de COVAX Sénégal aussi dalal na beneen façon vaccin AstraZeneca te AstraZeneca mooy bu jógee Europe bi ñun lu tax ñu taamu bu chinois bi. mais chinois bi moom lu njëkk am Europe bi doyul woon sax Europe ndax tubaab yi lu ñu def li ñàkk yi duñ koy commencé di defar tubaab yi jënd ci lu ëpp seen population def commande bi fay teg seen xaalis. loolu moo tax sax motul ka nga xam ne lu muy defar li pareegul sax nga jënd koo pare loolu moo ko xataloon chinois yi nag ñoom ñoo am boobu disponibilité mais Sénégal def na commande ci Russie Sputnik 5 ba dañ ci am ay millions ya nga xam dañ ko indi waaw donc day yàgg diggante ñàkk yi di jeex nit ñi di nangu ñàkk yi di jeex balaa muy jeex dana am yeneen ñëw. ok léegi am na ñoo xam ne ñoom seen xel dalul nee na ñoom duñu mus a ñàkku est-ce que ñoom duñu mettre en danger ñeneen ñi. waaw loolu danger la c'est-à-dire que ñu mosul ñu ñàkku du ñu mettre en danger mais ka nga xam ne bëgguloo ñàkkoo tam mënoon ngaa bañ fab say doom wala sa xale wala sa sët bu juddoo nekk liir ñu bañ ko ñàkk. Macky Sall neen day maye ñàkk yi de. waaw non Macky Sall da ko waxee noonu par bu tat mais Macky Sall mayul benn ñàkk yi Macky Sall da ko waxee noonu mais réew mi yëpp ñu ngi ñëw di ñàkku si ñuy wax ni du ñu ñàkku bareetul parce que mënuloo gis France yëpp ñàkku Amérique yëpp ñàkku. réew mi Macky Sall ñàkku nga ni ñàkku bi baaxul parce que tubaab bi moom àllaa kulli àll tubaab yi ñoo la gën ñaw tubaab yi ñoo la gën mën revendiquer tubaab yi ñoo la gën mën contrôler fii sax la ngay lekk yow doo contrôler mais France ci boppam mënuloo toog dëkk bu mel ni Richard Toll te amul benn service ba nga xam ne yàpp yaag ganaar yaag jën yi bu dégg bëccëg ñu nga dem ci marché bi di xool tuuti yàpp bi bu amee tuuti lu yàqu ñu sànni ko waaw fii nag ñun amuñu sax moyen pour contrôler donc ba day ñoo mën contrôler loolu yëpp contrôler ñàkk yi soo ma koy nangu asuma ñun. ok léegi ci sa gis-gis est-ce que yaakaar nga ne Sénégal géré na pandémie bi bu baax. waaw mais kooku du ñun ñoo ko wax dafa am Nations Unies ay dëkku tubaab bi ñooñu daal bu ñu xoolee dëkk yëpp ñu ci gën gérer opp gi Sénégal moom moo ci premier en Afrique
kooku nag ñun waxuñu ko yeneen dëkk yee ko wax ba pare Sénégal dafa am leadership c'est-à-dire président Macky Sall géré bi mooy que mooy premier état africain bu jënd 200 000 doses am ci ouest africain yëpp donc loolu mooy gestion bi beneen bi en dehors président Macky Sall ci leadership am ñun du ñu am capital humain du ñu am personnel de santé du ñu am ay docteur Seydi professeur Seydi du ñu am ñoom Bousso du ñu am ay cadres yu am expertise donc ñun du ñu mën noom ay nit yu mën donc loolu moo tax mbir yi di yomb suñu dëkk. ok balaa ñoo egg ci deuxième partie bi nga xam ne dañ koy jagleel politique donc lan mooy sa dernier mot ci wàllu mbas mi wàllu ñàkk mi en général. wàllu mbas meeg ñàkk bi pour dindi opp gi pour koom-koom bi la man opp gi nii di nga koy def maladie mais man du maladie ndóol la opp gi dafa indi pauvreté opp gi dafa tax ba jigéen ju doon jaay fondem xaaju guddi mënatu ko opp gi dafa tax ba chauffeur de taxi bu nekkoon guddi di circuler mënatu ko ñàkk googu. lu muy rey ci doomu aadama moo gën opp gi reyul 1000 personnes sur 16 millions d'habitants 1000 personnes deewagu fi daa ngeen ma wax ni ma non yaa ngi koy xeeb mais man gëm naa ni ñu dee gi ci ñàkk lu ñu jëndee garab ak ñàkk lu ñu lekk ëpp na 10 000 personnes donc nu ñu gaawantu jël vaccin bi pour que opp gi taxaw nag nit ñi mën commerçaat delluwaat ci seen bopp di dem ak di ñëw. exactement doyen li nga wax je te rejoins même parce que ñoo ngi dëkk fii ci des villes frontalières comme Rosso Richard Toll Dagana dem bi ak ñëw bi xaw na metti trop ci nit ñi te ñu bëri ci yooyu lañ doon dund quoi te yaakaar nañu incha allah su ñàkk bi doxee frontière bi dina ubbeeku. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. jàngeen jëf waa ëllëg média ñu continuer toujours ci suñu waxtaan bu riche bu ñu ànd ak doyen Doudou Diaw Bakhaw parce que wax nañ fi waxu corona wax nañ fi waxu vaccin alhamdulilah moom xam-xamam sax ci wàllu woowu la màcc mais en plus de ça c'est un grand responsable politique au niveau de l'APR monsieur Diaw temps yi réew mi bëri na coow yan jàngat d'abord nga am ci coow temps yi ñuy wax du ma tudd benn coow nag. waaw mais coow lu am li mooy problème mu mërs bi am c'est-à-dire que responsable Pastef problème mu am bi mu nekk coow ba nga xam ne nag am na ñan ñi nga xam ne du nga ko gis comme problème mu fait divers am na waa Pastef nag ni ñoom président Macky Sall moom moo ko sooke mais man lu ma ci mën wax rek mooy que nit kenn mënu ko piéger pour yóbbu la kii nga génn sa kër à 22h boo génnulee sa kër à 22h. lu la bëgg piéger kan la piéger boo nekkee kilifa nga bañ dem ci ay béréb ya nga xam ni nit mën la fa piéger kan la fa piéger. nee na daa feebar de. waaw mais boo feebaree dafa am problème mooy que ban santé laa nekk mooy que fépp fa nga xam ni place bu ñuy faje la pour dàmp la da ngay am agrément da ngay dem ministère de la santé mu laaj la ana sa diplôme ba nga xam ne moom ngay liggéeyee. ba dee diplôme pharmacie la ñu jox la nga nekk pharmacien ba dee diplôme pour dàmp la ñu jox la ko mais bu la ko ministère joxulee fa ngay def fii amuloo droit bind ni da ngay dàmp salon bi salon de beauté la du salon de massage salon de beauté nag mooy fu ñuy defaree yaram fu ñuy defaree yaram bokkul ak fu ñuy faj donc boo fa demee guddi dem fa demaat fa dem fa demaat fa dem fa ñu lay faj ñi ñaar fukki at lu nu am di la dàmp ay xale yu jigéen mais bu boobaa tuumaal la lu la tuumaal bul dem ni lu tax ñu may tuumaal yaa dem bu ñu tuumaal la. justement nee na nag complot la parce que benn opposant wala ñaari opposant ñoo fi amoon kenn ki mu ngi liggéey ak Macky Sall nee na sax Mburok Sow seen relation léegi moom kese moo fi des gars yi dañ kaa bëgg a faagaagal daal comme ça on va réduire l'opposition à zéro. waaw mais luñ la bëgg a tuumaal luñ la bëgg a faagaagal bul dem di tëjoo ak xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ba ñu am buntu ceew di la faagaagal. su fekkee dañ kaa yónni nag xale bi fay ko. dégg loolu mu la wax bu ñu yónnee xale bi. yow ci sa bopp xam nga ni da nga bëgg nekk président de la République Ablaye Wade nee na la na nga moytu sa faiblesse Ablaye Wade faiblesse bu muy wax bi xam na ko na nga prudent yow nga toog ba xaaju guddi couvre-feu nga dem di bëslu ci benn xale bu jigéen ba nga xam ne amul benn métier bu am ñaar fukki at defuloo ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mais daal na mën tëru wolof nee na boo bëggee moytu fu ñu lay tëru nga teggi. Semi Keba nee na il a été naïf. waaw Semi Keba nee na il a été naïf Ablaye Wade nee na il a été imprudent mais ñoom ñëpp képp ko xam ne da nga naïf ku bëgg nekk président de la République doo naïf. mais gëm nga ne moom kenn xeexu ko kenn complot ko. mais déggloo ko lu mu la wax
yow ci sa bopp bul dem di dugg ci guta ba pare nga ni lu tax nga dugg ci teen ba lu tax ñu sëkk la ci yaa fa dugg teen. mais moom ci boppam kenn mënu ko complot ko ba génnee ko këram xaaju guddi. kenn mënu ko complot bu muy sumu yéreem ñu koy xale bu jigéen di 20 ans di ko daam. mais le problème est qu'il est très populaire, les gens ont très peur. non amul pas non il n'est pas populaire boobu mythe la populaire politique kenn du ci wax populaire na tant que élection amul. élection 15% la am député Forest la am il est très populaire dans certains milieux te certains milieux yooyu du leen di këf. mais certains milieux yooyu sax ñi ngi commencé gëllu gos mooy la jeunesse urbaine amuñu culture politique pour ñoom guerrier la extra ñoom ay concept yoon guerrier la petit mais am na lenn lu day mooy que mënuloo sa ñaari jabar di muuru nga am sikkimu Ibadu Rahman ñëpp di la teg fenn ngay génn xaaju guddi di wéet ak jigéen loolu moom am na siif am na wala siif amul lenn lu gën metti vérifier siif nag tribunal rek moo ko mën a àtte mais lenn lu am moom d'accord na ci ñun d'accord na ci ñëpp d'accord na ci génn na guddi dem na benn xale bu jigéen di ko dàmp moo xale bu jigéen bi moo xale bu jigéen beeg yàlla ñoom rek ñoo fa nekk. or du sax affaire siif mais même boo nekkee directeur société lépp loo mënti nekk boo nekkee sax directeur nga nekk sa bureau am na xale yu jigéen bu ñu duggee sa benn bureau bu tëj bunt bi sa secrétaire da nga wax ne ubbi bunt bi nii. mais boo tëjee bunt bi bu xale bi jigéen bi yuuxu bu nit ñi ñëwee looy def après nga ne non duñ ma piéger du nga ko yónni mais bu xale bu jigéen bi ñëwee sa bureau dina seet si bul tëj bunt bi bu boobaa kenn du la piéger. est-ce que yaakaar nga moom dina si génn wala yéen ñi nekk parti au pouvoir est-ce que gënalu leen mu daanu daal. non dafa am benn problème politique l'erreur se paye cash la politique est une forme civilisée de la guerre politique. guerre la bu bal dul tàkk guerre nag pour lan la du rey adversaire bi waaw mais yow nan ngay ñëwee taxaw ci Sénégal yépp xale yi ànd ak yépp loo leen lu tax nga ànd la dama jub dama màndu dama jullite man bu ma jëlee réew mi xool naa ba ci biir sax réew mi ñu ko yore woon ñépp doxaluñu du leen waroon fetal ndax jub gu ma jub gi Ablaye Wade ñépp juf bas du leen waroon fetal gars yi wax waa ji daal moo jub yow ñu lay waxal loolu nga toog ba couvre fa génn maison de beauté Sénégal yépp ko ragal ñépp waaw da foofu laa jëm sa yow dafa am maison de beauté ba nga xam ni baaxul Richard Toll ci boppam boo fa bëggee nekk maire am na 10 heures 22 heures am na yenn place ki Richard Toll buñ la fa gisee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon saay ci boppam mën na la booleeg nit mu nekk la foofu ngay dem guddi gi mu xeexe yow mais boo ëllëgee boo xeexee yow ngay wax ne duñ ko yónni daan la wax mais loo fa doon wut. sax liir na benn post bi nga def Ëllëg Média sax reprendre na ko nga ne le patriotisme n'est l'apanage de personne kenn moomu ko d'ailleurs sax nga ne Macky Sall c'est le plus grand patriote yéen a ngi jël turu jàmbur de les patriotes. c'est les waaw mais nag déedéet ñoom ñoo fab patriote bi ni ñoo ko moom patriote mooy lan mooy bëgg sa réew napp sa réew jaral la nga rey sa bopp man leen nag du yéen loolu da ngeen ko fab di ko naxe xale yi ba pare patriote ba ngeen di wax bi wur ngeen Sénégal yépp ni leen Macky Sall ci boppam dafa fab àllu réew mi jaay na suñu pétrole jaay na suñu gaz jox na ko France Auchan Total c'est faux amul kenn ku gën patriote Macky Sall te ku leer laa koy wax ci lii mooy que gaz bu nuy wax bi mais France bu ñu leen waxee ñëw leen ngeen seet ndax gaz am na ci Sénégal dund ñoom ñëwuñu British Petroleum anglais yi ci boppam gaz bi nekk Ndar ñoom ñoo ko nar a exploité anglais lu nu pétrole bu am bi Sangomar kan moo ko nar a exploité ay américain. merci doyen ñëw nga si lu gën a yaatu ci ku ko bëgg a am lu ci leer rek na dem visiter waat ëllëgmedia.com maintenant il y a une recomposition de la classe politique gis nañ ñoom Idriss Seck ñëw ñeneen ñi ñu musul xalaat sax ñëw nañu léegi di ànd ak Macky Sall daal noo gisee lecture boobu surtout ici au niveau du Waalo am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo nekkoon APR mer nañ ci parce que nee nañu ñoom bi Macky Sall di tàmbali ñoom la woon mais tey dañ leen beddi ànd ak koo xam ne daf leen doon xeex barki démb. waaw mais politique un plus la plus ak multiplier la du moins Macky Sall lu ma gën yaatal basam pour nguuram gën taxaw moo gën ci moom. politique nag du man maa fa nekkoon démb rek maa fay nekk tey politique day dox mais président Macky Sall man xam naa ci moom benn mbir ku fonk nitu démbam la président Macky Sall bu ñëwee ci département Dagana
di fi def meeting balaa muy jël kàddu di gërëm kenn ak di wax kenn Dembélé la njëkk woo loolu mi ngi won ñu fi nekk ni leen man la woon ak Dembélé bu jógee ci Dembélé Ndeye Wele lay wax bu jógee ci Ndeye Wele Mame Diop département Dagana bi boo xoolee ñu fi nekk responsable yépp seen kóllëre ak seen yàgg ci parti bi Macky Sall la moom ñoo fi nekk léegi nag Idriss Seck mais tey jii nañu làmbeer tey jii coow lii am bu fekkoon Idriss Seck nekk ci coow li ànd ak ñii di yuuxu complot la dara gën riir mais tey kan moo fi nekk ci biti kenn donc politique ku la gën contre da koy jéem xëcc Senghor dafa dem Lamine Gueye nekk responsable politique dem France gis fa benn professeur bu aay mu ni ko yow jàngale yi ngay jàngale damay ñëw yóbbu la Sénégal jël Senghor 1946 indi ko Sénégal wane la ko Sénégal ñu toog 5 ans Senghor dem trahir Lamine Gueye def tendance am xeex Lamine Gueye gagné Lamine Gueye boo ko Senghor gagné ba pare mais bu ñu ñëwee ba indépendance Sénégal yëpp war dajale ñoo indépendance Lamine Gueye dafa ñëw bokkaat ak Senghor donc politique du la nga xam ne dafa fixe Ablaye Wade ci boppam mooy yar Idriss Seck yar Ousmane Ngom yar Macky Sall nekk président mais Macky Sall moom ak Fada ñoo bokkoon mbuus Macky Sall moo Idriss Seck ñoo bokk keppaar gu nu yaroo war nañu mën jubóo Idriss Seck nag dem na ba xam ni war na mën topp ci Macky Sall mu dem topp ci Macky Sall. est-ce que yow pare nga pour topp ci Oumar Sarr tey. mais Oumar Sarr topp ma ci Oumar Sarr man Macky Sall laa àndaloon Oumar Sarr ñëw jàppale sinu département Dagana bi nag bu Oumar Sarr ñëwee jàppale sinu toogul ci àndu Mame Diop toogul sama ànd toogul ci keneen mais bu boobaa nag dafay nekk nitu Macky Sall ñun nitu Macky Sall ñu jàppee Oumar Sarr. ok merci doyen. mais pas APR nitu Macky Sall Macky Sall nag nitam bu ñu indee nitam rek du koy jàpp. comprendre nañ yéen daal lépp fi Macky joxoon daal foofu ngeen dem merci. en un mot lan mooy sa ambition personnelle surtout sur le plan politique. waaw sama ambition personnelle rek mooy d'abord accompagner président Macky Sall accompagner ko ci ay idées accompagner ko ci militantisme accompagner ko ci engagement ba mu terminer mandaam bi en 2024 kooku mooy sama première ambition. beneen ambition bi itam mooy que man militant la Richard Toll depuis 1992 93 militant la Richard Toll léegi nag donc mas naa fa nekk conseil municipal président de conseil nekkoon naa ko fa ba ma nekkee directeur hôpital laa ko mënatul nekk mais bëgg naa jëlaat sama poste conseiller ci liste ba nga xam ni nan la ko def au niveau de Richard Toll donc liste boobu yaakaar naa ni bu ko député maire Mame Diop dirigé war naa mën bokk ci liste bu ñuy def bi ci conseil yi liste bi mu bokk ci conseil yi. Mame Diop fait l'unanimité. Non dégg loolu mu la wax fii ñu toll sunu coordinateur départemental Mame Diop la moo nekk APR waaw ba booba ñu xool ko mais dama ni man bëgg naa nekk conseiller ci liste ba nga xam ni bu ñu koy def coordinateur bi ñu koy def ñu dugal ma ki koo koy benn ñaar fii ma toll dama nekk en pré-retraite politique ci sama âge mais am naa expérience bu bare ba nga xam ni ci politique la. Département bi am naa fi expérience santé nekk naa ay année conseiller technique ministère de la santé nekk directeur hôpital donc am naa expérience ci santé am naa expérience historien wu département bi la ba pare économiste la donc sama xam-xam yooyu yëpp fii ma toll nag dama ko bëggoon jox population bi donc dama bëgg nekk conseiller municipal wala ma nekk conseiller départemental nga xam ni danaa mën fab lu ma xam li ma jàppale ko ci population bi te nag population waalo yëpp xam nañu ma ci benn mbir mooy que man ci cadre waalo yi man rek kii maa ci am chance dëkk ci waalo bokk waalo ñu affecté ma biir waalo bu ñu ma affecté biir waalo nag nekk naa fi ñeenti at directeur hôpital waalo yi war nañu xam ni ndax Doudou Diaw Baxaw bëgg na waalo wala bëggul waalo ndax Doudou Diaw Baxaw am na compétence mën na liggéey wala mënul liggéey ñeneen cadre waalo yi amuñu ko parce que leen di affecté Dakar wala leen affecté Saint-Louis man nag affecté nu ma samay biiri mbokk ba slogan bu ñuy wax dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën man dama dëkk ci dëkk bi doon defar dëkk bi te defar naa ba ñëpp xam ni kii dañuy joxoon dispensaire bu ndaw def na ko hôpital kii de am na coopération décentralisée moo tax nag bu ma nekkoon ci conseil départemental bi mais dama nar liggéey bu rëy ndax man nag ñëpp nangu ci man ni bëgg naa waaw góor laa bëgg ba pare nag waalo laa bëgg naa ndam bëgg naa tiitar bëgg naa tur
bëgg naa daraja bëgg naa ngërëm. beaucoup léegi balaa ñoo aborder suñu dernier point mooy votre dernier mot bëggoon naa ñu wax tuuti ci pont bi comme yow da nga bëri li ngay dem Mauritanie di dem di ñëw pont bi est-ce que amul ay conséquences yoo xam ne surtout borom gaal yi ak ñi si daan yëngu su pont bi ñëwee duñu amati lu ñu def de. pont bi ci boppam dafa war am benn séminaire dafa war am benn réunion bu mag ba nga xam ne dañuy woo maire Rosso woo maire Richard-Toll woo jeunesse Rosso ñu def ci séminaire 3 ou 4 jours man bëgg naa ci participer pour ñu xool conséquence su économique gu pont bi muy nu muy changer population bi ndax pont bi yéen da ngeen koy wax pont du pont dafay nekk la nga xam ne day lëkkale Afrique noire Maghreb ak Europe marchandise bu jógee léegi France jógee Espagne bëgg dem Guinée-Bissau bëgg dem Mali day jaar Mauritanie bëtte Sénégal ci pont bi de ce fait Rosso day nekk port sec pour marchandise bu jógee Europe yëpp kon day changer complètement affaire Rosso léegi nag ñun loolu bu amee yan métier yu bees lu ñu war préparer il faut que ñun xale Richard-Toll xale Mbagam xale Rosso préparer wu jàng ay métier restaurant mais restaurant yu moderne comme nu ko mexe mel il faut que ñu jàng métier logisticien il faut que d'abord sax ñun ñu jàng dawal ay camion parce que camion marocain yooyu di jóge Maroc xale waalo bu ci mën dawal camion boo demee entreprise Maroc bi jël la ngay ñëw moo gën yomb mais il faut que ñu am ay restaurant il faut que ñu am ay motel il faut que ñu am ay ña nga xam ne dañuy am garage ba nga xam ni da nga fay teg camion bi rek mu yëkkati camion bi génne moteur bi changé ko donc am na métier yu bari ya nga xam ni jeunesse su département bi war na ko préparer il faut que ñu préparer monétique mooy lan ñële marocain yi dirham lay indi wala euro wecc bi change bi donc ay métier la ya nga xam ne duñ ko war a préparer léegi buñ ko préparer wulee léegi Rosso ci boppam ñii di defar restaurant mexe te am métier bi dañuy jóge mexe ñëw fi ubbi seen restaurant ndax am nañu métier bi mooy restaurant routier yooyu ñële di defar camion dañuy ñëw am métier bi bu boobaa nag waa Rosso ak Mbagam nekkaat comme nu Richard-Toll perdre woon sunu jeunesse bi dootuñu contrôler dëkk ba ñu mer ndax Rosso day nekkaat benn ville bu mag a mag a mag. Avant votre dernier mot monsieur Diaw que pensez-vous bien que savez-vous de Ëllëg Média? Ëllëg Média mooy que média local la nous sommes ñu ngi ci jamono universel ñu ngi ci jamono ba nga xam ni bu Covid bi génnee Chine tey ci ngoon nga yëg ko ñu ngi ci jamono ba nga xam ni Trump buy def discours am da koy def discours am léegi New York waa New York di ko seetaan nga koy seetaan donc du nekk ci village planétaire keroog ba monde bi gën a yaatu la doomu aadama tam gën soxla local. donc mooy contradiction donc noonu doomu aadama bëggee xam lépp lu am ci monde bi xam bu Liverpool di football tey mu seetaan match bi noonu la tam bëggee caabax buy football ak jàmm gën mu am ku ci wax donc ñaar yëpp na am donc noonu ñu xamee économie mondiale affaire blé bi ceeb bi ci monde bi noonu lu war xamee problème yu attaqué oignon waalo. donc dafay nekk télévision locale te ñi ngi dem ci local te léegi nag local day universel ndax am nga la nga fi nar wax mu intéressé àddina yëpp te année bi daa nga fi mas def benn scoop wala mas fi def benn image ba nga xam ni télévision monde bi yëpp ñoo ko jël dama la jox benn exemple 2016 fii ñëw nañu fii benn Lamantin lëbéer bu mag bloqué ci pont bi. il a fallu keroog ñu woo nditu gaa yi yëpp pour ñu génnee lëbéer bi mu bloqué ci pont bi dindi ko pour sauver ko mais imagine temps yooyu bu fekkoon Ëllëg Média nekk fii filmer image yu Lamantin boobu bloqué ci pont bi ñu koy génne di ko làq ci ba fab ko diri ko génne ko image boobu CNN da koy jël monde bi yëpp koy jël. monsieur Diaw kontaan nañ trop donc votre dernier mot. waaw donc man maa ngi leen di encourager di leen wax nag ni leen toujours lu ma leen waxoon ci début bi. yéen du leen département Linguère yéen du leen département Koumpentoum yéen du leen département Kaffrine yéen département la bu nekk ci frontière département la ba nga xam ni mbayum ceebu Sénégal yëpp fii la département ba nga xam ni mbayum tomate Sénégal fii la département ba nga xam ni mbayum suukar fii la donc da ngeen bare la ngeen di wax te la ngeen di wax di dafay nekk national. beneen beetam ñëpp nangu nun ni cosaanu wolof yi ak aada wolof yi mi ngi jóge waalo donc mu di histoire fii la mu di jamono tey fii la
waalo la kon nag. doyen Diaw vous êtes le deuxième invité du numéro 2 de Ëllëg Média émission bi mi ngi tudd invité d'honneur vraiment c'est un plaisir aussi de venir partager le plateau avec vous parce que yow macha allah géeju xam-xam nga vraiment lu ñu mën a jàng ci yow bëri na te une fois n'est pas coutume on ne compte pas s'en arrêter là dinañ continuer collaboration bi parce que yow ñu bëri am na loo xam ne war nañ ko mën a jàng ci yow quoi merci beaucoup doyen kontaan nañu merci. Audio Jungle.